Amis téléspectateurs de la Sam TV gërëmati nañ leen plaisir la say sune bu ñuy jàkkaarloog yéen fii ci seen télé préféré mu di Sam TV gaynde de l'actualité tey nag ñu dalal suñu tonton Khalifa Sène le gestionnaire du projet de développement communautaire Seydina Issa Rouhou Laye Khalifa Sène ñoo ngi lay nuyu. ñi ngi lay fay soxna si di nuyu ñi ni seetaan ñëpp. di gërëm waa Sam TV ci nit ñu dalale di ci profiter itam di nuyu di ziar sunu xalif général Seydina Baye Abdoulahi yàlla na fi yàgg lool te wér di ziar itam waa Ahlu Bayti yëpp di nuyu Kaaparen yëpp jërëjëf tonton Khalifa Sène nuyoo bi am na solo tey nag ñu fas yéene waxtaan ci projet de développement communautaire Seydina Issa Rouhou Laye activité yeeg ci fànn yu bëri ñu fas yéene cee waxtaan tonton Khalifa tey dañ lay laaj projet bi kañ ngeen ko mettre en place. waaw projet bi ñu koy mettre en place en 1985 tur mu yore woon moo doon PDEF programme de développement de l'enfant et de la famille soo dégloo rek da ngay daal di indi enfant indi famille. donc ca ba muy tàmbali en 1985 loolu moom moo doon turam li ko taxoon jóg nag du dara lu dul enfant ak famille. waaw lu tax changement wu tur bi. waaw ñu dellusi bi ñu nekkee ci loolu à un moment donné dañu changer doxalin bi. bu jëkkoon projet yi da daan am ay directeur da daan am ay secrétaire da daan am yooyu yëpp mais biñ demee ba ci biir la ñu changé yooyu yëpp tuddee ko nag PDC projet de développement communautaire. waaw mu am nag juróomi naataangoom yu mel noonu ci dëkk bi. maanaam ñun suñu projet bi moom la ñu tuddee association 1178 mais am na yeneen projet yu mel na moom yoo xam ne ñu ngi ci Dakar. boo demee Dalifort am na. Géejawaay Wakaam Sébikotane Yoff. am na solo loolu tonton mais dañu lay laaj lan ba ngeen changé tur bi indi beneen tur bi nga wax léegi nii teg ko lan moo waral changement wu tur boobu ak projet bi lan mooy objectif am lan la wundu. waaw projet bi objectif am mooy jàppale. famille yu néew doole. maanaam. projet bi liggéeyam mooy parrainage jël ay xale wutal leen ay parrain loolu mooy ndeyu projet bi. maanaam dañu tey boo xoolee projet bi enrôlé nañu ci biir projet bi maanaam lu mat 507 xaleel yoo xam ni mën naa la presque 507 familles. yoo xam ni dañ leen di wutal ndey dikke à l'étranger. day dikke yooyu dañu am ay participation yu ñuy def ci projet yi participation yooyu ñu def moom la ñuy dajale xaalis boobu moom la ñuy doxale projet yi. su ma déggee li nga wax léegi dafa mel ni état moom financé wu leen yéen da ngeen a parrainer xale yi nii moo tax seen activités yi di mën a dérouler normalement. voilà très bien foofu laa bëgg jëm parce que ñun du état moo ñuy financé projet yi ma lay wax 6 la ñu. dañ leen boole ci benn fédération. muy fédération Pencum Dakar. donc loolu mu lay wax noonu bu jógee ci parrain yi ñëw dafay dem fédération Pencum Dakar. fédération ñoom ñooy tëral un programme tëral des activités. pour les projets yooyu daan ci ñëw ci biir. ñoom ñooy tëral des activités ñoom ñooy tëral des programmes pour les projets. pour les enfants et pour les familles. waaw. nan la ngeen di dérouler seeni activités. voilà très bien. soo gisee activités yi daf ci bare yoo xam ne tey su ma la waxee ni ma la bëgg wax nii rek nii tey soo xoolee projet bi tey dafa bare ay branches yu fi nekk. am nañu ay relais yu ñu formé yoo xam ne ñoo war a def liggéey boobu. projet bi tey am na lu ñuy wax groupe de jeu. groupe de jeu soo ko déggee mooy li tax ñu taxawal ko. soo xoolee am na xale yoo xam ne tey am nañu opportunité di dem jardin di jàngi. am ñoo xam bu ñu jógee jardin dañuy dem primaire jàngi mais ñi am 1 an 2 ans 3 ans. ñooñu fan lañ jëm amuñu fu ñuy dem. moo tax ñu créé leen groupe de jeu. groupe de jeu boobu dañ leen di jël ñoom ak seeni yaay indi leen fii di leen defal affaire di leen defal nutrition di leen di jàngal seeni yaay nan ñu yore xale
nan la ñuy yoree ménage nan la ñuy nekk ak sa borom kër nan ngay mën a yoree sa kër xale yi ñu wutal leen ay fowukaay ñu nekk ci di fo ñuy waxtaan ak mag ñi formé nañu des relais yoo xam ni mooy ay relais groupe de jeu ñooñu loolu mooy seen liggéey. am na ci ñoo xam ni relais avec la. avec association. villageoise d'épargne et de crédit. ñooñu itam ay relais liñ ci formé yoo xam ni ñoom ñooy jàppale jigéen ñi ñuy taxawal ay avec ñu leen di jàppale ñuy cotiser di ci leb di delloo. di séddoo. am na solo Khalifa Sène mais léegi nii da nga wax ni projet wi dafa jokkuwu ci pencum Ndakaaru. en plus ma déggaat nga ne système de parrainage la genre dafa am ñi nga xam ne dañ leen di parrainer xale yi ñoom ñoo leen di jàppale ci suuf mais pencum Ndakaaru ci nan ngeen ko jokkoo. waaw pencum Ndakaaru dañu am partenaire pencum Ndakaaru am partenaire Thiaye Fën. Thiaye Fën international Thiaye Fën presque boo xoolee moom moo indi lii. pencum Dakar moo leen lëkkale ak Thiaye Fën. très bien pencum Dakar moo ñu lëkkale ak Thiaye donc lu jógee Thiaye Fën. day jaar pencum Dakar ñëw ci ñun. lu jógee ci ñun day dem pencum Dakar dem Thiaye Fën. pencum Dakar moo nekk seen intermédiaire. très bien mooy suñu intermédiaire moom mooy sunu ndey. parce que moom ci moom la ñu jokku. moom mooy sunu yaay. am na solo waaw donc luy jógee fenn bu ñëwee ci moom lay jaar ñëw ci ñun. moom mooy déroulé programme yi. voilà buy ñëw ci ñun it dañuy indil programme. exemple rek bu ma la jox bu tuuti. ci maanaam Covid 19 bi. xam nga chaque année dañuy tëral un programme. mais léeg-léeg dafay am lu xew loo xam ne lii dafay bouleverser sa programme. par exemple Covid bi mu ñëwee fekk na ñu tëraloon programme pour les enfants pour les familles mais Covid bi mu ñëwee dañu mujj changer programme bi jàppale famille yi. donc fédération dafa dégager ceeb dégager diwlin suukar et tout ça pour mën ko dimbalee famille yi nga xam ne Covid bi laal na leen. donc yéen da ngeen a bootuwu ci ginnaaw pencum Dakar moom moo leen naan def leen nii def leen naa. voilà très bien. am na solo tonton Khalifa Sène mais yéen action ngeen si jot a réaliser yan activité maanaam. voilà moom activité yi presque boo gisee moom laa la doon limal léegi. xam nga fii am nañ fi SEDIP. SEDIP maanaam SEDIP jardin mooy maanaam. jardin la quoi. maanaam centre de développement intégré de la petite enfance. xale yi li ñuy jël am 3 ans. ba am 5 ans 6 ans war a dem primaire jàngi. loolu fédération moom moo ko gérer. bien que ñun la nekk ñoo koy mais moom moo koy suivre quand même. am nañ fi groupe de jeu comme ni ma la waxoon. muy activité yi. waaw am nañ cabinet dentaire ñu ngi fii. loolu lépp ci projet bi. loolu lépp ci projet bi la am nañ centre de couture. loolu lépp ci projet bi la. waaw donc yooyu moo wër projet bi te boo ci gis formé nañu ay nit ñoo xam ne ñi seen liggéey du lenn lu dul loolu te projet bi itam li koy doxal. mooy dañu am un CA conseil d'administration boo xam ne dafa am un président. fii du directeur moo koy doxal du loolu mais c'est un président. de conseil d'administration. en l'occurrence Seyna Diop maa ngi koy nuyu au passage. di ko gërëm parce que vraiment taxawaayam rafet na daal. moom dafa ànd ak vice président am secrétaire am trésorier am des commissions. commission santé commission éducation. waaw yooyu yëpp dafa am quoi ñooy doxal projet bi. mais ñooñu ñëpp ñan ñoo leen yor maanaam seen salaire ñan ñoo ko yor pencum Dakar wala ñoom tam ci parrainage bi. ndeysaan toujours nag bu ñu duggee foofu parce que ñu bare tey dañuy yaakaar ni ñooñu dañu am salaire or que. waaye tamit mag du fecc ci yàlla naa dee papa. waaw suñuy doom ak suñuy jarbaat parce que su ma nee la ñun ni ñuy jëlee xale yi critère bi ñu wax ni moom la ñu jëlee les enfants. xale bi bu ñu lay jël dañ lay jël avant ngay am 7 ans 6 ans jëm suuf lañ lay jëlee. muy benn ñun la deuxièmement da ngay nekk néew doole. waaw dinañ ñëw ci loolu. voilà juste nga éclaircir ma activités yi rek. voilà donc ñi fi liggéey daanaka su ma la mën a wax naa ay bénévole lañ parce que seen i doom seen i njaboot la ñuy liggéeyal donc conseil d'administration kenn du leen fay. ñoom ñoo gérer vraiment projet bi. ñooñu ay volontaire lañu rek. yoo xam ne dañu bëgg liggéey seen dëkk. parce que itam Cambérène la suñu dëkk la. volontaire nii rek ñëw di liggéey gratuit. waaw ñun ñoo moom suñu dëkk la ñuy defar. macha allah waaw suñu dëkk la ñuy defar te loolu itam moo nu war. loolu moo nu war. est-ce que du système de parrainage bi moo am doole ba ngeen xam ne parfois yéen di ngeen ci fajaale seen i soxla. non système parrainage bi dafa sax néew doole. te su ma la waxee ne la système parrainage bi dafa am loo xam ne li parrain bi moom laa la sànq ne la da koy participer
am loo xam ne da koy may doomam maanaam fiyalam ki nga xam ne moom la jël. moom lañ ko dayalee waaw am na ñoo xam ne dañuy may seeni doom. xaalis. dañ may seen doom ay cadeau wala yu mel noonu. yooyu yëpp xale yi dañ ciy jot fii su ma la waxee ne la presque weer bu jot am na xaalis boo xam ne dañ koy distribuer ci famille yi. seen parents ñoo leen koy yónnee. waaw bokkul ak ñoom li ñuy participer li nga xam moom mooy doxal projet yi. mais ñun ñi fi nekk par exemple ñun ñi fi nekk. man tey su ma la waxee mën naa ne par exemple man relais la ci parrainage. relais appui parrainage. mais man li may amee par exemple li may ñam tuuti. mooy cabinet dentaire parce que cabinet dentaire projet bi moo ko créé. projet moo créé cabinet dentaire te ku ñëw di faju si da ngay fay. mu koy jox ay ressources. moo créé centre couture. pour mu koy jox ay ressources yooyu nag ñun ci la ñu lay compal dina ñamal. kon yéen mais du salaire boo am. yéen du salaire moo leen tënk ci projet bi dañ leen di ñamal lekk parfois. mais damay xaw a jaaxle ci benn côté li nga ne système de parrainage la. en plus yéen da ngeen a jokku ci pencum Ndakaaru te yéen da ngeen di liggéey rek Cambérène moo leen tax a jóg ci magum jëmm yoo xam ne wax dëgg yàlla dañoo yor kër tamit njaboot gàccu seen ginnaaw. waaw loolu jaaxal nañu bare. parce que tey boo xoolee mu la ko wax nii ci Covid bi ci mbënn mi. tey Cambérène ñu bare tey ji dañu convergé woon ci projet bi parce que projet bi da doon joxe ay ceeb ak dëwlin ak suukar. yow da ngay laaj sa bopp sax ñii nan la ñuy mën a joxe nii di dimbaleeg nit ñi nii di guddeeg bëccëg dimbaleeg nit ñi. te ñoom amuñu ci dara. puisque devant les caméras doo leen jekki rek ngeen système de parrainage la parce que ko xam nag nit ku weex tubaarkàlla nga xam ne dafa bëgg xale mu jaral ko lu nekk. est-ce que du système de parrainage bi ngeen wax xaalis bi day bëri lool wala parfois tamit am ay bonne volontaires yoo xam ne dañuy ñëw di def ci suuf te bañ ko tudd papa. moom laa waxoon dama ne la ñun en tant que projet association. ñun du recevoir 1 franc fédération pencum Dakar fi ñu affilié ñun. ñooñu xaalis bi ñëw ci ñoom lay dem. ñoom ñooy tëral seeni programme ñun ni tey jii. am ngeen programme comme quoi dañuy dimbale ay. 30 wala 50 familles. lii ak lii la leen di dimbale. dërëm du ci yokk dërëm du ci wàññi te yëpp c'est à justifier. projet bi siège bi fan la nekk. ñu ngi nii fii ngeen nekk tey jii. ñun ñoo leen kaabal. waaw Sam TV. ñoo leen kaabal tey fii comité Covid 19 bi nga gis fi tam ñu nekk fii. ñun ñoo leen kaabal lépp ci projet bi la. am na solo parce que wax dëgg yàlla nag dëkk ci Cambérène dëkk ci dëkk. di defar ci dëkk bi nag moo ko gën fuuf tubaarkàlla yéen ngeen dëkk fi di ci jàpp ci ay magum jëmm di liggéey te yàlla rek tax parfois salaire amoo leen ko lu dul compal kese amoo lu dul compal rek loolu doy na leen ñuy wax nag ñu ci bëri ñu daal leen di imiter ndax nag lii wax dëgg yàlla tonton initiative bu am solo la commune bu ci nekk war ngaa xool nii waa Cambérène di doxalee seen commune bëgguñu xale bu tambaambaalu bëgguñu xale bu xiif bëgguñu xale bu mar tubaarkàlla moo tax ñu teg nii projet bi waaye tonton pour xale mën a adhérer ci seen projet bi yan critère nga war a mën a am. waaw dafa aajowu ci am benn âge bi wala. waaw critères yi am na âge. parce que doo ëpp 6 ans booy dugg. doo am plus de 6 ans sooy dugg te da ngay dëkk Cambérène ci dëkk bi te soo gisee loolu ñu ci insister. xam nga parrain dafa doy waar tubaab dafa doy waar. mën nga jël nit fekk dafa loué woon à un moment donné mu déménagé. mën too ko gis xamatoo fu mu nekk te tubaab boo ko waxee nii gisatuma ko wala nangam peut-être dafa yaakaar ne kon da nga ko doon nax. donc ñuy préféré ku dëkk Cambérène ku fi dëkk nga xam heure bu ñu la soxlaa mën la am. mais xale bi dafa am benn âge ba certain âge ci ngeen ko war a mën a parrainer wala. waaw kii dugg. da ngay dugg de 0 à 6 ans. ak âge bi fan la yem ñu doog a dégager seeni responsabilité. voilà très bien soo amee 0-6 ans ci ngay dugg. mën nga fi nekk ba am jëkkër. boo amee jëkkër sëy nag tubaab ba bu ñëwee di laaj loolu. mën nga fi nekk ba am jëkkër c'est-à-dire loolu. am na foo xam itam bu fa àggee ñoom dañuy jël décision pour génnee la parce que am loo xam ne nii dañ lay may léegi yow nga dugal sa doom. wala nga dugal sa rakk mais am na âge boo xam ne boo fa àggee dañ lay génnee. am na agent boo fa àggee dañ lay génne quoi mais diggante boobu yëpp mën nga fi nekk. mën nga dugg am parrain. comme mën nga fi nekk ba génn doo am parrain. question de chance la. mën nga dugg tey am parrain mën nga fi dugg ba génn doo am parrain. waa xale bi fi nekk moom te amul parrain moom nan lay. ba tey day bénéficier wu ci li projet bi dégagé da ci bénéficier parce que dès lors nga dugg ci projet bi rek tu es enfant enrôlé da ngay am un numéro.
xale yëpp am numéro da ngay am numéro. ki am ndey dikke peut-être xëy na avantage am bi mu am ci kii bi mooy peut-être mu am ndey dikke boo xam ne da koy may. mais ki nga xam ne amul parrainage kenn parrainé wu ko moom mu nekk ci biir projet bi ne laaj naa la léegi ma ne moom nan lay mën a nekkee ci projet bi xaalis bi koy dimbali fan lay jóge. waaw mooy la ma la wax dama ne la yow boo nekkee projet bi te amoo parrain ki am parrain ak ki amul parrain. ñoom ñëpp ñu ngi ci biir projet bi. donc service bi ñuy def ci projet bi ñoom ñëpp koy bokk. service dem na ba sax dafay jéggi sax même les enfants du projet mais dafay dem ci biir communauté bi. soo xoolee benn exemple laa lay wax bu njëkk dañ daan gis projet bi da daan jàppale xale yi su ouverture masaan ñëw ñu jënd leen ay fourniture ak yooyu mais on a vu que ni loolu bi ñu koy def yëpp taxul mu yokk ci njàngu xale bi dara. ñu ne léegi il serait préférable pour ñu jël xaalis boobu ñu wut ay nit ñu leen defal ay cours de rattrapage. di leen defal ay cours d'histoire di leen jàngal. ñu xool itam ni gis nañu école yi dañuy manqué matériel surtout njàngum léegi dafa laaj ay këyit ay photocopie ak yooyu. tey école yi nekk Cambérène yëpp dañ leen doté de photocopie. yoo xam ne dañ leen ko jëndal jox leen ko wut leen papier jox leen wut leen encre jox leen et tout pour ñu ci liggéey. loolu lépp fédération moo ko def. maanaam xale yi dëkk ci biir Cambérène dañ leen di seggaat doomu Richard mënu ci bokk. non ku sa papa wala sa yaay am doo ci bokk ñun ku néew doole kooku la ñuy jàppale mais ku néewul doole moom kooku moom. waaye na dëkk Cambérène. na dëkk Cambérène waaw. am na solo en plus xale yi nan ngeen leen di enrôler ci éducation bi am nañ ci ñoo xam ne dañ leen di jël en charge seen jàng yëpp ba mu jeex wala. waaw non loolu bu njëkkoon am na luñ ci daan am na luñ daan jàppale xale yi pour ñu jàng mais day xool ni xale bi nga xam ne dafa néew doole ñu enrôler ko ba pare muy daf bëgg jàng privé mais privé ku néew doole du fa jàng. donc kooku laajatul ndimbal. ki jàng privé wax dëgg yàlla nga bëgg ko lu dimbali donc kooku laajatul ndimbal. waaw ki nga xam ne mi ngi nekk nag ci public bi kooku nga mën a jàppale ni nga ko mën a jàppale mooy li ma la wax nii. mooy jàppale matériel bi ñuy liggéey ci école bi. pour mu yomb leen pour mu yomb pour vraiment ñu mën a jàng. wut ko leen di jàppale ci ay cours du soir wut ko leen di jàppale ci ay cours de rattrapage. yéen ci loolu rek ngeen mën a jàppale. voilà ci loolu la ñu jëngul ak ñoom. waaye public la ñuy nekk. ci public waaw mais privé ki da bay dem privé moom kooku jaratul dimbali kooku am na lu mu fayee waaw kooku am na lu mu fayee quoi mais ñi ngi am na itam. formé nañu itam des relais hygiène en milieu scolaire. ñooñu. soo xoolee avant Covid bi am ñun loolu commencé woon nañ ko yàgg na mooy dañ doon doté école yi ay détergent eau de javel kotol saabu ay paan yi ñuy raxasoo satala yi ñuy raxasoo ay siwo yi ñuy naan et tout ça dañ koy doté presque école Cambérène yëpp. dañ leen di dem ci ñoom it di leen jàngal lavage des mains nan la ñuy raxas seen loxo kañ la ñu war a raxas seen loxo yooyu yëpp dañ leen ko. da ngeen di recruter ay nit yoo xam ne dañ leen di jàngal loolu. mooy relais yi ma lay wax ni ñun ñii nous sommes des relais yoo xam ni projet bi dafa am relais appui parrainage. am na relais avec am na relais hygiène. am na relais groupe de jeu. ñi ñëpp personnel la boo xam ne bii dañ leen former spécialement pour telle ou telle branche ki ñu former avec. kooku mooy dem ci jigéen ñi nga xam ne ñooy créer avec ci quartier yi. di ànd ak ñoom di leen former pour ñu mën taxawal ay kees dégg nga kees yu ñetti kanaar yi. ñooñu ñoo koy taxawal. te ñooñu ñëpp ci compal dañuy sukkandiku pas de salaire. ñooñu sax amuñu sax compal. ñooñu amuñu sax compal pour di ñooñu peut-être li ñu am mooy ñiy dem ci avec yi ak avec yi bu ñu demee une année ak ñoom ba ñu toj seen xaalis lañ ciy jël may leen. may. te lu leen neex nag lañ leen bu leen sax duñ leen may. mais amuñ droit laaj leen. waa tey jii yéen li ngeen di wax nii am na solo xeetu am solo goo xam ne tey jii bu benn koo xam ne ci état bi la bokk wala benn bonne volontaire bu ñëwoon bëgg leen rek dimbali te yàlla rek tax noo leen di def. waaw loolu itam bu ñu ko amoon jël parce que itam loolu fédération Pencum Dakar terewuñu ko. mën nañu am yeneen i partenaires. tey Cambérène tey lii fi projet bi di def nii tey bu ñu amoon waa Cambérène di ñu jàppale ñoo xam ni peut-être am nañu aslëf. ñëw jàppale ñu parce que ñun li ñuy def ñëpp c'est pour jàppale ñi néew doole ci dëkk bi. c'est pour jàppale les familles. jël suñu doole suñu temps suñu xalaat suñu lépp def ci
bu ñu gisee keneen ku ñu jàppale mais loolu kay dañ koy saluer loolu rek la ñu bëgg waaw loolu rek la ñu bëgg ku ñu jàppale bu ñu ko amee dañuy jël te itam loolu ci li ñu nekk vraiment. am na solo wax dëgg yàlla nag ñii li ñuy def wax naa ko léegi nee naa am na solo xeetu am solo goo xam ne wax dëgg yàlla nag bonne volonté yi war ngeen see ñëw jàpp ndax nag activités yi mën a dérouler carrément mais nag tonton léegi bëggoon naa xam affaire yi genre internat la xale yi du ñu ñibbi wala xale yi saa yi ñu dafa am temps buñ ciy def après ñu dellu seen i kër. waaw parce que fii du internat dañ leen di soxla rek à un moment donné. xam nga xale bu ñu jël déjà nga nekk enfant projet. da ngay am ay correspondance. parrain bi léeg-léeg da lay bind lettre que di ko tontu. il faut xale bi ñëw. voilà il faut xale bi ñëw léeg-léeg parrain bi day laaj photo xale bi. il faut ñuy photo xale bi di envoyer parrain bi. donc ñoom dañuy ñëw léeg-léeg ñu créer leen des activités. fii au niveau du projet. boo leen ñu ñëw ñu créer leen quelque chose. léeg-léeg Noël ñëw ñu jëndal leen ay cadeaux. yooyu yëpp boo leen fii ñu ñëw quoi. pour kontaan loo leen daal. donc yooyu occasion yooyu la fi xale yi di ñëw ku ci am lettre da ngay ñëw pour bind. ku fi am xaalis itam dañ lay woo nga ñëw jël sa xaalis bind sa lettre. donc occasion yooyu lay ñëw mais ñëwul fi pour yendu wala def quoi que ce soit. parfois rek dañ leen di soxla rek ñu woo leen ñu ñëw. waaw dañ leen soxla ñu woo leen soit dañ la woo ba da nga war a bind lettre am na fi correspondance sa parrain bind la lettre wala dañ la woo boog sa parrain yónnee na la xaalis da nga ñëw pour jël si xaalis bi wala boog sa parrain gën na yëngatu ñu ñëw la kaay bind lettre au moins fàttali sa parrain yooyu la ñuy woowee xale yi. am na solo mën nañu xam projet bi lan la apporter waa population bu Cambérène. voilà très bien projet bi boo gisee dama ni njëriñ li mu am ci dëkk bi bare na. sur tous les plans lépp dama wax ni lépp lu xew ci dëkk bi projet bi daf ci dugal loxoom. exemple rek keroog biñ ne coronavirus am na Covid 19 bi am na ci dëkk bi. activités yi fédération amul yëpp daf ko bàyyi. dimbale nañ fi presque plus de 300 familles. yoo xam ne dañ leen jox ceeb yoo xam ne dañ leen jox dëwlin yoo xam ne dañ leen jox suukar am ñoo xam ne xaalis liquide lañ leen jox am ñoo xam ne kit d'hygiène lañ leen jox. waa nii ñu raxasoo si ñuy raxasoo ak saabu et tout ça dimbale nañ ko waaw même mbënd mi bi mu amee barki démb. ñu seen kër am ndox famille am na famille yoo xam ne dimbale nañ leen jox leen na leen xaalis. donc lépp lu xew ci dëkk bi lépp lu yëngu ci dëkk bi projet bi daf ci def loxoom. waaw loolu moom tax a jóg jàppale waa dëkk bi waaw lu fi xew nag. dañ ciy dugal suñu loxo. am solo loolu moom mooy suñu taxawaay sax. te projet bi loolu moo ko tax a jóg. projet bi mu fi dugg dafay dugg pour jàppale ñëpp a gis fi seen bopp. tey boo xoolee tey jii projet bi da ngay xam ne ñu bari tey gis nañu seen bopp tey jii Sam TV mi ngi nii Covid 19 bi mi ngi nii. waaw cabinet dentaire mi ngi nii centre couture autre chose centre couture tey day gis ci dëkk bi ay jigéen ñoo xam ne xale. amuñu benn profession amuñu benn profession jàngatu ñu ngi ci kër yi toog occasion la pour ñëw te yow. li ngay fay fii. waa amul benn kii boo xoolee cabinet dentaire ku ne xam ne soin dentaire c'est très cher. trop même. da ngay ñëw ñu amortir la ko au moins faj la. ak yeneen yooyu yëpp ci soo ko xoolee mooy la ma la wax sànq dañ ciy remercier le président Seydina Diop. parce que itam lii yëpp ci boppam la tegu. mu organiser que liggéey ko ba tey ji ku nekk mën ci sawar ku nekk mën ci jàpp dëkk bi ñëpp gis seen bopp. waaw vraiment nous le remercions au passage dama ko noppee di wax. parce que vraiment c'est un président exemplaire quoi. Khalifa Sène kontaan nañ ci dalal biñ la dalaloon ñoo ngi lay jaajëfal tonton. waaw jërëjëf man it kontaan naa di leen gërëm. di gërëm Sam TV itam ni ma ko waxee woon. parce que moom mooy bii occasion. di gërëm ñu ni seetaat ñëpp. vraiment di gërëm suñu président Seydina Diop ak staff mu àndal yëpp. di gërëm ñi tourner autour du projet. relayer ñëpp bàyyiwuñu kenn. duñu lim parce que ku lim juum. ñi ngi gërëm ñi ngi sant ñëpp. vraiment di delloo encore di ñaanal suñu xalif Seydina Baye Ablaye Thiaw amuñu lu dul moom mooy suñu tiikër mooy suñu yaakaar. yàlla na ko yàlla bàyyi te mu ànd ak wér di nuyu waa Albadig yëpp di nuyu waa Cambérène yëpp. am na solo tonton Khalifa Sène jaajëfal yéen ñu doon teewlu à travers la Sam TV internet yi ñun amuñu seen fay benn yoon waaye di kontaan ci sunu réalisateur bi Ibrahima peccum liir bu neexee nag nday jaatee ca bagg ya wax dëgg yàlla kontaan nañ lool ci yéen waaye tubarkàlla tey ku gis ni ma def sama lacoste nga xam ne dafa rafet lool doo ko fekk fenn fuddul ci Rodeo collection boutique
mu ngi nekk Petersen en face Orca soo fa demee di nga fa fekk ci accueil bi tubarkalla Junior Dieng Sala way ndeer sama waajooju nga xam ne tubarkalla lu mu jaayul baaxul ñoo ngi leen di kontaane yéen internet de la Sam TV gaynde de l'actualité bu leen jappe fenn nag te bu leen fàtte aussi di abonné ci suñu télévision Sam TV jërëjëf ñu leen di jox rendez-vous très prochainement merci beaucoup les amis internautes de la Sam TV